Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. nekk ci turam waaye également ci dayoo bi nga xam ne moom la ko yàlla defal ndax ñi fi daje ñëpp ay responsable lañ ñu jàppoon ne nañu am lenn lu ñuy dajale ak ñoom ñu toog bokk waxtaan mu doon benn ndogu boo xam ne danañ ko def ci suñu diggante entre ay responsable waxtaane ay mbir yoo xam ne ñun ñoo ko bokk waxtaane li nga xam ne moom mooy dëkk bi ci wàllu doxalin ca fa nga xam ne fa lañ bëgg a jëm ci defaraat ci jooyantiwaat ndax jëfu doomu aadama ñun ñëpp xam nañ ne jéem am na ci xam-xam am na ci tële am na ci loolu moom mooy tax ba doomu aadama nekk ki nga xam ne moom la nekk muy mbindeef boo xam ne dina juum muy mbindeef boo xam ne dina baaxal muy mbindeef boo xam ne safaanu baax itam mën na ko fekk ci ay jëfam waaye jubluwaay bi toujours moom mooy doon rek fexe nu ñu gën a mën a nàmme suñu bopp nu ñu mën a gën a jëmmale li nga xam ne moom mooy mbaax teg ko ci kaw xam-xam teg ko ci kaw xereñte loolu moom moo ñu boole en tant que ay kilifa moom moo ñu boole en tant que ay nawle ñu bokk benn gox tubaab di ko woowee un territoire de sorte que dafay am ay relation yoo xam ne day am ci suñu diggante relation yooyu noonu action yi nga xam ne moom mooy am tukke ci mbooloo mi wala nit ki dem ci nit kële dana am lu muy jeexital ci loo xam ne luy jëriñ la waaye mën naa jeexital leneen loo xam ne safaan la itam moo tax ay nit di yërante moo tax ay nit di joxante loxo moo tax ay nit di bokk di xalaatandoo lépp ngir fexe lu ñuy jëmmal rek mu doon loo xam ne lu taaru la luy am jeexital la yoo xam ne jeexital ju baax lay doon su ko defee ni ko président Abdoulaye Ndiaye waxe bëgg nañu waxtaane tuuti rek li nga xam ne moom lañ séq te muy doxalinu nguur boo xam ne daa jël fàq ay sañ-sañam lenn ci sañ-sañ yooyu daal di ko jël jox ko doomu aadama yi ne leen def leen ko seen yitte pencoo leen ko waxtaan leen ci jeexante ci tànnante ku ci nekk cër bi war a doon sa cër ñu jox la ko ndax mate nga ko ci wàllu xam-xam mate nga ko ci wàllu xereñte ñu jox la nga jëf sa morom jëf yooyu daal di ràbbaloo daal di jeexital ci loo xam ne ngëneel lay doon ci ab askan looloo tax tubaab di wax la participation citoyenne boobu nag doon benn téeg un pilier ci li nga xam ne moom mooy andi ngëneel loolu tubaab di ooye un mieux-être ndax tey jii nii ci ni ñu tooge nii rek buñ doon jeexaatu kenn ku ci nekk ci ñun am na fànn ci wàllu xam-xam woo xam ne yàlla dala koo jagleel la ko ci njàng moo xam nga moom nga jàng mais jagleel la ko ci kaw liggéey boo xam ne yaa ngi koy liggéey wala liggéey boo xam ne sax liggéey nga ko ba nguur gi nga ko seqaloon ne la am nga sañ-sañ te mat na sëkk nga daal di dem daal di noppalu ji waaye noppalu boobu dañ koo wax rek parce que doxalinu nguur la waaye nit koo xam ne am na ab xam-xam am na jeexital ci wàllu jaar-jaar am na xereñte
kooku aw askan mënul mukk di doyal ci moom ndax saa su nekk am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi dugg buntu àdduna te ñooñu di dugg buntu àdduna dañoo soxla tàggatu dañoo soxla ñu gunge leen ci wàllu laaye biir dañoo soxla ñoo xam ne dinañ leen fuglu ba xam ndax liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey bu baax la wala bu baaxul la wala bu mata joyantiwaat la de sorte que l'expertise est toujours en première ligne conseillère looloo waral wolof di wax ne ku la mag ëpp lay sagar yooyu nag pexe rek moom moo tax wolof di ko wax ndax dafa am ay jaar-jaar yoo xam ne mag mu ci jaar juum am na lu mu ca jànge loo xam ne su ko ndaw mayee nopp fa mag ma jaar ba juum ndaw ba du jaar dafay am benn ñàll mu doon une piste boo xam ne fa lay jëlee raccourci bi tax ba route principale bi ko mënoon a andil problème mu daal di ko éviter su ko defee ci wàllu woowu dafa am ñun foo xam ne fa la ñu jaar ci suñu démb ci suñu cosaan mu doon ab taarix di ko histoire li ñu yore muy modèle de gouvernance bi nga xam ne moom la ñuy doxal muy bu moderne bi dañ koo donn ñun li ñu xamoon moom mooy suñuy nguur yoo xam ne da daan tukke ci benn tund woo xam ne danañ fa am aw askan danañ fa am ab famille boo xam ne dañ naan ñii kat wax dëgg yàlla ci wàllu njàmbaar ñu ràññeeku lañ ci ay jamono yoo xam ne yu yàgg la waaye ci wàllu yax wu rëy nii lañ toll yooyu moom moo daan andi nit ñi daal di nosewu organiser wu entreprendre yenn yoo xam ne ay bëre la daan doon xeex la daan doon ba ñëw sampu daal di ne mbir mi ci kaw doole jooju nga xam ne moom lañ am danañ ci dajale ñëpp ci wàllu nosewu mu doon ab organisation boo xam ne bu amul pëccëxoo daal di am sa gëm démb la mënoon a nekk dëgg waxuma la tey waaw donc loolu nga xam ne ndono la mu doon héritage boo xam ne bu colonisation la moom moo ñu andi tey ci li ñuy woowee décentralisation bi ndax tubaab jaar naag ñun ci wàllu taarix ci ay anam yoo xam ne ba mu demee ba jàpp ne noot na suñuy maam ci wàll wi nga xam ne moom mooy wàllu histoire ñëw na andi moom ni mu xamee woon doxale ci aw askan ni mu xamee woon doxale ci wàllu nguur looloo waral commune yi nga xam ne moom lañ fi jëkk a taxawal muy bu Saint-Louis bu Gorée toftal ci Tëngéej toftal ci Dakar andi ab doxalin boo xam ne doxalin la boo xam ne ñoom xam nañ ko ci seen jaar-jaar ñu andil ñu ko andil ñu li ñuy woowee communalisation en 1872 pour Gorée ak Dakar ak kii Saint-Louis et en 1880 pour Rufisque 87 ñu def ko Dakar mais avant il faut dire que 1872 boobu bii Gorée di nekk commune Gorée Dakar la boole woon ndax Dakar moom moo doonoon ci jamono jooju ci jamonoy tubaab bi banlieue bu Gorée mais biñ demee ba 1887 ñu ne nañ détaché Dakar daal di ko def mu doon ab commune mu nekk les 4 communes yooyu ñu andi fa ab doxalin boo xam ne tey jii nii da ngay dégg ñu naan commune de plein exercice ak acte 3 de la décentralisation plein exercice boobu lu tax ñu koy wax ban jaar-jaar moo am ba tax ñu naan plein exercice jaar-jaar boobu dafay lëkkaloo ak li nga xam ne moom mooy histoire te mooy d'abord tubaab bi mu ñëwee andi li nga xam ne moom mooy communalisation boobu yitteem d'abord moom moo doonoon moom
ay nitam yoo xam ne teew si nañ ci territoire bii nga xam ne mooy territoire sénégalais nan lay fexe ba ñu am ay répondant ba li ñu soxla te yoon tëral ko foofu ci France mën a am ab prolongement fii ci colonie bi nga xam ne moom moo doonoon la colonie du Sénégal noonu lañ fi consacré état civil ba pare jël di nommer seen maire nomination boobu nga xam ne moom lañ doon nommer maire bi di nommer personnel bi nga xam ne moom moo war a yore état civil bi doxal nañ ko benn jamono dem yàgg daal di ne léegi ñi nga xam ne ñu ngi ci commune yooyu te ñu jox leen sañ-sañ jox leen ne leen léegi nangu nañ ne ay citoyen conseiller ñooñu après dañ leen may sañ-sañu fal waaye sañ-sañu fal boobu ñu leen may fal la ñi ñuy woowee ay conseillers waaye tubaab bi jëlal boppam di nommé ki nga xam ne moom mooy maire bi jële ko ci ay agent am yoo xam ne fonctionnaire lañu woon nekkoon ay agents coloniaux yoo xam ne fii lañ nekkoon ñooñu lañ doon jël di leen tabb muy nomination pour ñu nekk maire su ko defee day am ñaari statut un statut boo xam ne de nommé la ak un statut d'élu ñu jël loolu woowee ko la commune de moyen exercice boobu muy ab maire bu ñu nommé waaye ab conseil municipal boo xam ne fal nañ biñ demee ba Sénégal ñëw nekk ci li nga xam ne moom mooy indépendance am moyen exercice boobu dafa topp ñuy am ab maire boo xam ne dañ koo fal conseil municipal boo xam ne dañ koo fal boobu nga xam ne organe bi conseil municipal bi ak ki nga xam ne mooy présider organe boobu am nañ ko mu doon ak fal looloo andi la commune de plein exercice jaar boobu la ci biir li nga xam ne mooy taarix Sénégal daa jël daal di ne am na luñ ma doon na leen doona loolu mënu ma koo bañ mënu ma cee xëpp suuf waaye man am na loo xam ne maa ko moomal sama bopp loolu ma moomal sama bopp dama koy jël ba mat ngeen teg ndax bi ñuy dem indépendance en 1960 34 communes lañ yore woon bi ñu demee ba 1972 boobu nag ci la Senghor daal di jël ne day taxawal dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yi nekk ci tund yi nga xam ne dañ leen di woowee tundu àll bi dajale leen à partir d'un découpage territorial et d'un aménagement ooye leen ay communautés rurales yooyu nag ñu ne leen am ngeen sañ-sañ di fal di folli ay kuréel ay mbooloo yoo xam ne seen soxlay bés bu nekk war lañ cee mën a taxaw di leen ci déglu ngeen di pencoo ñoom ñuy dox liñ mën a dox li nga xam ne sañuñu ko ñu dem sàkku ci nguur gi ndax ci doxalin boobu nga xam ne moom mooy doxalin bi ñu doon ne ci tubaab dafa am taxawaay boo xam ne naka jekk tubaab ci cosaanam li ñu xamoon mooy ñoom ñi ñuy woowee garmi yooyu ñoo daan jiite muy ñi ñuy woowee les aristocrates la noblesse la bourgeoisie ñooñu ci seen ni ñu mooñoo ak ni ñu tabaxoo ñoom dañoo jàppoon ne ñooñu ñoo yeeyoo ñoo moom jiite ndax li nga xam ne lu ñu yaxal la ci ñoom gëmloo leen ko waaye ci jaar-jaar bi nga xam ne daan nañ ko am ci ni ñuy yare seeni doom ak ni ñu leen di jàngale ñooñu ñoom ñoo doonoon ñi nga xam ne ñoom ñoo doonoon les détenteurs du pouvoir
su ko defee ci biir loolu dañuy gëm ne ñoo xam ñoo mën ñoo war di wàcc ci faj li nga xam ne moom mooy soxla ak aajoy askan wi loolu nag da leen doon yóbbu ci ñu téye lépp loo xam ne sañ-sañ la téye lépp loo xam ne dogal la di ko waxee la centralisation Sénégal ci processus de gouvernance yi naka noonu la njëkk a tàmbale parce que héritage la ndono la mais biñ demee ba ci biir da ngay gis ne nit ñëpp dañuy wëlbatiku naan président de la république ñëpp dañuy wëlbatiku naan gouverneur ci wëlbatiku boobu président de la république nga bugg ko jaare ci gouverneur léeg-léeg gouverneur moom ci boppam sax mu jafe ko pour mu mun a rencontrer ki nga xam ne moom mooy président de la république directement problème day am ndax ci biir organisation ak planification léeg-léeg mën ngaa toll ca kaw am yooyu décider yoo xam ne boo ko décider ba pare mettre ko en œuvre c'est diamétralement opposé aux véritables préoccupations des populations loolu nag li muy andi mooy léeg-léeg gouvernants yi planifié décider ay mbir yoo xam ne mën nañ koo doxal at ñaari at ñetti at juróomi at yaakaar ne ñu ngi ci li neex askan wi benn bés askan wi daal dinañ ñu xeet won ko ne ko li nga traduire boobaak léegi ci politique waaw yow déggoo ma xamoo lan laa bëgg ñu wàcc daal ne mbir mi kon na état bi jël ci ni mu jàppe woon ne nii lay gouverner jël sañ-sañ yi daal di ko téyeel boppam à travers loolu ñuy woowee centralisation na téye wàcce fàq ay mbir yoo xam ne ay sañ-sañ la jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko teewal ci gox yi région yi département yi arrondissement yi ci jamono jooju ñu am donc les gouverneurs les préfets les sous-préfets état bi jël ay sañ-sañ yu bëri delloo ko ci ñooñu daal dina ñooñu jege nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ñu war a nekk benn cordon diggante moom pouvoir central ak population yi nga xam ne ñu ngi nekk à la base loolu ñu daal di ko woowee déconcentration pratique boobu biñ ciy dem ñu ngi également ak héritage bi à travers bi nga xam ne moom mooy communalisation bi di pratiquer 1972 Senghor daal di ne pour ñu gën a démocratiser li nga xam ne moom mooy sañ-sañ yi mën dëppoo ak soxlaay askan wi nañ delloo askan wi ne ko falal ñi nga xam ne ñoom ko wóolu ñu jox leen ay sañ-sañ mais ci jamono jooju dafa am loo xam ne dañ ko soxla toujours en matière de gouvernance dañ ko soxla ci am réew et loolu la ñuy woowee la masse critique intellectuelle masse critique boobu nit la yoo xam ne ci wàllu jàng ci wàllu jaar-jaar ci wàllu xarañte am na lu ñu am loo xam ne suñu ko boolee mën na noseel mën na càmbar mën na dox ci li nga xam ne moom mooy soxla yi nga xam ne waxtaane nañ ko ba ne lii la mais jamono jooju comme gouvernance boo ko waxee di nga wax planification mais gouvernance boo ko waxee di nga wax également ab dispositif wala ay dispositif juridique yoo xam ne dina la gunge ndax loi moom mooy doon instrument bi nga xam ne foog nga liggéeyee ko te ci jamono jooju boo jëlee masse critique boobu doo ko fekk ci li nga xam ne mooy monde rural boobu ñu feggale leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs territoriaux yi nga xam ne ce sont des acteurs de la déconcentration muy gouverneurs yi ak préfets yi ak sous-préfets yi ñu ne leen dee leen gunge penc yooyu nga xam ne dañ leen fal looloo waraloon préfet yi
sous-préfet yi ñoom ñoo doon ñi nga xam ne budget yi ñoo ko doon concevoir di ko jox assemblée yooyu à travers les présidents de ces assemblées yi ñuy woowee les présidents de conseils ruraux ñuy appliquer li nga xam ne moom mooy mbir yi biñ demee ba 1990 ñu andi réforme parce que de 72 à 90 nee nañ 18 années jàll na ci écoles yi jot nañoo multiplier wu dans le milieu rural xale yi ñu ngi dugg ñu ngi jàng ñu ngi dem ci université yi ñu ngi dellu si waat ci li nga xam ne moom mooy seeni gox ñu ne leen léegi ay la yéwén lañ waxoon ne sous-préfet yi ñoom ñoo koy yore préfet yi ñoo koy yore léegi delloo nañ ko seen assemblée yi dee leen concevoir seen budget dee leen doxal seen doxal waaye nag ci kaw doxal boobu noonu waru leen mun a doxal dara te ñëwu leen d'abord daal di tàggu si bu ngeen tàggoo bañ ne leen waaw ngeen soog di dem daal di jëmmal li nga xam ne moom ngeen war a jëf loolu la ñu woowee le contrôle a priori 1996 Abdou Diouf ñëw nekk président de la République bi mu nekkee président de la République en 80 daw ba 1996 mu ne damay càmbar mbir mi mu ne dañ ko war daal di yokkaat ubbiwaat lu tax mu ne parce que 72 ba 96 am na luñ daw ci diggante bi loo xam ne am na lu maye ci jàngat mais ci wàllu ressources humaines également Sénégal gën naa bëri ay ndaw gën naa bëri ay mag yoo xam ne mën nañ leen dénk responsabilité boo xam ne dina gën a jegeel décision nit ñi di pencoo donc loolu day commencer di wane solo boo xam ne gox yi am nañ ko ndax niveau de planification am na ay responsable yuy planifier am nañ ay responsable yuy contrôler am nañ waaye kiy def développement population la ndax développement instrument yi ngay jël yëpp pour di ko calculer di mën naan fii laa ci tolloo fële laa ci toll boo ko jëlee ba teg ko liir ko da ngay fekk ne du dara lu mooy activité ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi nappkat bi ca la muy napp béykat bi ca la muy béy jaaykat bi ca la muy jaay ka nga xam ne moom moo yore industrie am di ab usine am di def la muy def yooyu yëpp dañ koy natt en terme de développement ci ay indicateurs yoo xam ne day taxaw mu doon ay nattukaay yoo xam ne nguur ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ndawam xam nañ nuñ koy natte bokk na ci instrument yooyu li ñuy woowee le produit intérieur brut produit intérieur brut boobu dana andi li ñuy woowee croissance boobu dañ ko boole ci indicateurs yi nga xam ne moom mooy indicateur de développement yi te produit intérieur brut boobu boo demoon doon ko calculer ce sont des activités humaines qui remportent lu ñuy calculer di ko woowee ak produit intérieur brut activités yooyu ñan ñoo koy def population yi la am na ay ressources yoo xam ne suuf si am na ko am na xam-xam boo xam ne population yi am nañ ko ci kaw xam-xam boobu dinañ jël li nga xam ne moom mooy ressources yooyu di ko travailler ñu mun ko natt daal di ne loolu andi na lii ci wàllu njëriñ andi na lii ci wàllu alal jooju ñu di ko natt at mu nekk di wane ne croissance bi mu ngi toll ci taux bii di wax 1% di wax 3% di wax 6% di wax 7% yooyu yëpp ay nattukaay la yoo xam ne dañuy jël PIB wu benn année ak moroomam def li nga xam ne moom mooy différence bi xool yokkute goo xam ne am na ci diggante PIB wu 2020
ak PIB wu 2021 ñu mën daal di ci toxalee lenn loo xam ne lecture la buy joxe li nga xam ne moom mooy croissance bi loolu ñan ñoo koy def population yi de sorte que population yooyu loo leen gën a mën a méngale ci ñu déggoo ci kaw territoire bi ñu nekk loo leen gën a mën a gunge ci wàllu xam-xam loo leen war a mën a gunge ci wàllu li nga xam ne moom mooy xereñte ak ay jumtukaay goo xam ne la ñuy liggéey danañ ko mën a liggéey ak xam-xam danañ ko mën a liggéey ak ay jeexital yooyu après moom la ñuy jël di ko natt mu doon ab alal pour mën wax ne réew mi kat toll na ci lii doxoon na ci lii dem na ci lële ci loolu nag la président Abdou Diouf jël le 22 mars 1996 ab décret dëppale ko ak ab loi boo xam ne moom lañ voté ñu di ko woowee la loi 9606 du 22 mars 1996 mu andi li ñuy woowee commune d'arrondissement yi mu fekk commune yi nga xam ne dañ leen doon ne ca Touba Senghor ñëw wéele li nga xam ne moom mooy commune yooyu ñu doonoon ay commune yu yaatu yu doon dëppoo ak benn département mu ñëw pàcc ko génne ci ay pàcc yoo xam ne Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV.